Cette décision intervient quelques semaines après la présidentielle de 2019. Gérard Nalan, désormais ex-responsable de la cellule du PASTEF à Ziguinchor, a officialisé sa démission de la formation de Ousmane Sonko. C'était ce lundi soir face à la presse. Gérard Nalan. Moi, je vais cesser complètement mon compagnonnage avec le PASTEF. Dans ce contexte de structuration du parti, nous avons noté une très grande frustration qui, en réalité, concerne le fait que M. Ousmane Sonko lui-même ne dit pas la vérité aux population. Et cela donne raison à ceux qui avaient démissionné, je me rappelle, en 2016, avant les législatives. En tout cas, cela se confirme aujourd'hui. Tout le monde sait que le PASTEF Ziguinchor est dirigé par la famille de Sonko et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Il est parti jusqu'à nier le fait que nous avons un coordonnateur provisoire qui était là dans la commune, en l'occurrence M. Badji. Pour lui, l'heure a sonné de dire la vérité aux populations. Il est assez important aujourd'hui que nous qui avons soutenu la candidature de Sonko, qu'on dise la vérité aux populations parce que c'est quand même un danger de dénoncer le népotisme au sommet de l'État alors que nous avons les mêmes pratiques ou bien pire que ce que nous dénonçons. Aujourd'hui, si vous regardez le PASTEF à Ziguinchor, cela n'est plus un secret. C'est la sœur de Sonko qui organise tout, c'est elle qui décide de tout. Et c'est son clan qui organise les élections en interne. Donc cela, nous ne pouvons pas l'admettre. L'autre élément, c'est que, vous savez, Sonko, il ne nous respecte pas. Vous savez, Ziguinchor aujourd'hui est la seule région où Ousmane Sonko a gagné. Mais Sonko n'a même pas daigné venir à Ziguinchor pour remercier les populations. Parce que pour lui, il nous néglige, il méprise tout le monde et que ce qui l'intéresse, c'est justement sa famille. Et ça, c'est des pratiques qui se font dans le PASTEF et que vraiment, c'est assez regrettable. Concernant le système tout le temps évoqué par Ousmane Sonko, leader de ce parti, Gérard Nalan donne son opinion. Le système qu'il a dénoncé, il se contredit quand il va interrompre sa campagne pour aller rejoindre Abdoulaye Wade pour qu'il le soutienne. Quand il va, aujourd'hui, il a confié le directoire de campagne de la coalition Sonko Ziguinchor à quelqu'un qui est du PDS. Et vous avez tous vu qu'à la fin du scrutin, il est parti à Dakar pour rejoindre Idrissa Seck. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments contradictoires qui font que vraiment, nous ne comprenons plus Sonko. Cette démission de Gérard Nalan, officialisée ce lundi, témoigne à suffisance, selon lui, que plusieurs tendances minent ce jeune parti d'Ousmane Sonko. Et pour lui, la meilleure façon est de s'en débarrasser. asalaamaaleykum sama gars yi waaw Cheikh bi nuyu na leen de waaw di leen ziar yéen ñëpp fu ngeen toll ci àdduna maa ngi leen di ziar di leen jox loxo di leen sargal di leen massaw ci tàngaay bi fi ñu nekk moom dégg nga ma 42 grades lañ nekk nii waaw fii moom tàngoor bi moom ëpp na li ko gars yi di waxee que Sénégal ëpp na dafa ëppati waaw tey nag ñu dellu si waat toujours comme ni ñu koy defee rek semaine bu nekk di wax li nga xam ne si mooy suñu xalaat li nga xam ne xew na ci Sénégal xew ci suñu réew mu le ñu mën a jéem ci wax suñu xalaat soppandi ci ak yéen seen xalaat yéen tamit voilà comme ni ñu koy defee rek war a wax ci li nga xam ne semaine bi ndeysaan am na ci Sénégal yoo xam ne xool nañ ko ci YouTube bi gis nañ ko ci télévision yi mën ci andi li nga xam mooy suñu idée ñun moom duñu yàlla duñu yoneen waaye nag bu ñi def seen chronique am nañ droit ñu tam def suñu bos waaw kenn ku ne am nga sa vision du Sénégal am nga sa xalaat du Sénégal c'est normal kenn ku ne wax ñi daan ci ànd ñi duñ ci ànd li am solo daal mooy démocratie bi nga xam ne mooy ca Sénégal ñu def kenn ku ne fa nga féete la nga gëm ak la ngay xalaat yow la concerné ak ña nga xam ne ànd nañ ak yow ci loolu voilà démocratie nag mooy féete naa fii yow féete nga fële man ma féete fii kee féete fee nañ respecté te quoi voilà waaye fii laa féete rek ñëpp fi lañ war a féete sinon ku wax safaan ba dañ la war a saaga wala dañ la war a wax lu ñaaw kooku tegu leen ko fenn du démocratie xalaat leen bu ngeen tëddaatee yéen ñi naan démocratie xalaat leen loolu mooy li jiitu ci démocratie di nangu sa xalaat di nangu xalaatu ñeneen ñi mu neex la nga nangu wala nga bañ waaye la la neex tam mën na am na koo xam ne neexu ko donc tamit loolu mooy doxal àdduna weccante ay xalaat donc la voilà fi may départ rek tey mooy coupe d'Afrique bi nga xam ne si ñu ciy dem loolu li ma ci wax du ma ci sori voilà parce que da ngay gis toujours wax ji coow li bari équipe boo xam day gagné toujours def naa ne koo xam ne day gagné toujours yàlla da ko sàkkul waaw àdduna daf fi nekk da ngay gagné tey suba ñu gagné la waaw nga bëgg tey suba mu nekk naxar ci boo perte voilà waaye nag loolu li ma ciy wax mooy dañu war a xam ne sport bu ñu nee football sport la
alors sport nag mënuñu koo def ci ay sëriñtu wala affaire yooyu gis ngeen bu làmb amee wala football am sëriñ sa jóg ñii da ngay def seeni xam ak lu ne ña ngi koy def yaakaar nag victoire ca loolu ñuy def ci lay jóge déedéet du jóge ca loolu ndax buñ ne sport la rek gannaaw kee fogarwul deful yooyu yow nga ñëw def ko gañe ko ca loolu xam nga ni du sax njàmbaar moo la ko may waaw ay xon nga def xon yooyu nag ñii ngeen gis ci télé yi ñuy taxaw kenn ku ne taxaw di ñàngal di wut buzz tàndale la ñuy def parce que équipe day gagné wala mu perte ka taxawoon ne équipe ba day gagné bis bu ñu gagné mu ne njàmbaaram la te du njàmbaaru 11 yooyu ne ci biir terrain bala waaw Europe bi ñu nekk doo gis ay Barcelone ay Real Madrid Juventus ay Milan Inter ñuy dem naan dañuy sëriñtu wut fii kenn ku ne teg ay xab ñëw lu ne ñu sotti ko ci terrain bi pour que équipe ba gagné amul 11 yooyu dañ leen di fay xaalis bu bare ndax seen ak njàmbaar ndax seen mën a football ndax seen am jom dugg ca terrain ba wane ne prix bi ngeen ma jënd ak li ngeen may fay bu weer dee mérité naa ko loolu mooy li am solo équipe nationale c'est la même patate waaw donc bu équipe bi gagné woon ñu indi coupe ba da nga gis sëriñ su taxaw fi ne ñoom ñoo taxaw sëriñ nag bu ma koy wax waxuma ña nga xam ne ñoo yor tarixa yi mooy tariyaax yi sëriñu tariyaax yi ngi taxaw ay Selbé Ndom ak yu kenn xamul kenn ku ne ñëw di mbalalali di tàndale bu gañee bu équipe ba gañee mu ne moom la parce que moo waxoon rayal gileem gaag rayal ganaar gaag lu ne ñu rayloo ko nit ñi waaw li ngeen war a wax mooy 11 yooyu nekk ci biir ñu génnee jom jëm lañ jàng di football ba ñuy am millions yoo xam ne yéen ñi seetaan amu leen ko man mi awma ko seen talent la talent boobu lañ war a génnee ca terrain ba bañ a taxaw ci ay xurum ni ñu koy waxee ci ay xomo yooyu ñuy bëgg a def voilà ba bu amee événement bu ci am fu ne nga gis golo bu tëb bu ne moom ma bu ma ñaanee fii nangam dañ leen war a jàppale fii war a jàppale amu ci c'est des athlètes mën nañ football mën nañ la ñuy def nañ taxaw génne seen jom ca terrain boobu wan seen morom yooyu nga xam ne xon utiliser wuñ ko gis ñu fa ñuy tuur ay meew wala ñu fay toj ay nen ca terrain ba dañuy dugg duma leen waaw def ngeen fi xon yu leen neex équipe bi dem ñu dóor leen kooku ñoom ñoo nekkuloon en forme jour boobu waaye du seen ay xërëm moo tax mais bu doon ay xërëm kese équipe bi fu mu dem gagné coupe bi Sénégal day jël champion du monde lay nekk waaw ñëw ngeen fi lu ne tour ngeen fi dara amu ci may leen ñu jàmm ci yooyu wax leen ñii nañ am jom seen talent bi ñu am li tax ñu leen koy fay ñu dem ca terrain bi wane ko fa indi ndam li Sénégal loolu moo gën mais sinon kenn ku ne wut bës bi kenn ku ci tànnale ba jàpp ci waa ji gars yi ne ci diaspora bi xoolal man maa ñaanaloon équipe nationale jour nangam ñoom ñoo gagné ay sóob la loolu yàlla dogaloon na ko ba pare voilà bu ngeen di dem leen ci ñu baax ña sëriñ sa ñuy wax ay sëriñ tàllal loxo yi ñu ñaanal leen ay en tant que sénégalais ngeen dem boole ci seen jom nag dimbali ñaan googu ngeen indi victoire de Sénégal loolu moo am solo pas topp ba bojo yi ne ci réseaux sociaux yi naan ay sëriñ lañ yor ay kurus di ñàngal feeg yor ay nanag dinañu di ko toj may leen nit ñi jàmm waaw xam nga ne ku Selbé Ndom naan yaay gañe yaay perte ku naan dañoo bind alxuraan ci poojam bii te bu guddi naan dañoo bind alxuraan sama pooj bi nga xam ne ku dem di ko yëri mooy xaw ma Iran Ndaw la xaw ma ba mu naan ko nag Iran Ndaw laay wax mu ñëw yër ko Iran Ndaw boo demee nag nga takk masque nga xool la ngay gis foofu moo gën dafa nga alxuraan yu tedd ji daañ ko jël di ko bind ci ay pooju Selbé Ndom yow gis nga yàlla yàkkamti na la maa la ko wax Selbé Ndom mi nga noonu buñ jógee ci loolu deuxième sujet bi dañuy ñëw rek directement ci li nga xam ne alxuraan jooju ñu waxoon gis ngeen nguur si nga xam ne si def na lu ñaaw loolu waaw ñu dégg ci GCB def nañ ci service bu nice voilà man GCB ci lu mel nii laa ko soxlaa waaye GCB tey dinaa leen clash ndax dégg naa Sanjoogu di leen remercier ci lu ngeen dal ci Ndoye Bane Mamadou Ndoye Bane mu taxaw di wax lu ñaaw ci ay cagalog laaj dugg na fii génn kërëb bu ngeen bëggee xam lu caga di jar laaj leen ko loolu la mën ku iñaane nii koo xam ne nangul dogalub yàlla yéen ngeen di wax ci loo xam ne si lépp lu ñuy tooñe yàlla la nit ñi di ci ànd ak yéen ngeen dem naan da ngeen di féliciter jël image yu baadoola boobu ak ñaawaayam bu rëy mel ne Xaadim Gueye taxaw naan Ndoye Bane cagalog la loolu la koy wax bu ngeen bëggee xam lu caga di jar laaj leen ko naan comédien la man Sanjoogu
dooma muuñ loo sax di ma reeloo man bu may ree vrai comédien yi laay ree sa neex laay dem di ree wala wala per bu xar wala comédien yi nga xam ne mën nañ leen wooye ay comédien waaw waaye yow doo comédien li ngay def du reeloo kenn li ngay def yëpp iñaan la ñu jàppale la ca parce que ñi ay noonu Mamadou Ndoye Bane lañ muy waa GCB boobu nga xam dañuy génn gaam dañ lay woo ci l'islam ba noppi wëlbati gi ñooy publicité fii ci seen chaîne bi ay nan la war a góor gu dul jogal ak lii la boor seen sëriñu tareex ñu tekkiwul dara yooyu ñu ñëw fi leen gëmloo boo bëggee lii mënoo woon fonctionné ca laal ba kii moo lay jox yi dem leen ngeen xool ko da ngeen ko gis bàyyi leen yooyu te topp lii ngeen topp ngóor su mel na su ñaaw lu ñaaw li mu def ci l'islam di wax naan ay Serigne Touba moo dellu si waat ci kaw suuf rek lépp ku tedd gi nga xam ne dafa daan jël alxuraan teg ko ci kaw lal ba tëdd ci suuf moom ndax respect bu mu am ci alxuraan waaw ku tekkiwul dara kii ngóor soo xam ne ba mu juddoo tey boo ko xoolee gone gu ndaw la naan leen ay Wally Seck man lay dañoo roog man lay imité dugg na fii génn di taxaw ngeen di may bës xale bu mel noonu ku mel na dégg naa ci service boobu ñu naan dañ ko war a identifier dañ war a def lii état bi la identifier ku mel noonu affaire bu ndaw la da ngeen war a xam ne intelligence bu Sénégal ci gën a fort ci monde bi la identifier imbécile bu mel noonu c'est très facile jàpp ko jox ko leçon de vie dégg naa ku mel na xurum xaat naan dañ ko war a rendeeg dañ ko war a réeg dañ ko war a laa kii ku ko xool xam ne lii muy wax lu mu tey kii ku ñabal la ku yónni la kii yamul ci wutum bës kese waaw parce que defe naa ne bës bu ko nit di wut dana ko wute ci leneen kii ma ngay wax loo xam dañ ko yabal ndax am na ñu ko jiitu def lu mel nii wax lu mel nii ci yoonu murit wala ñu wax ko ci yoonu tijaan ñu mel nii waruñu leen jox espace nañ jàppe ay moroomam intelligence bu Sénégal buñ ko bëggee jàpp dañ ko jàpp photom la teg fi et tout 10 minutes lañ ci teg identifier ko jàpp ko def ko li koy def président Macky Sall bi ngeen di attaquer toujours waxoon na leen ca campagne ba nga dina jóg ci réseaux sociaux yi ak yi ñu fiy wone ñu bare di ci mer di ci saaga ndax kuy wax lu baax amoo looy tiit ca la président wax waaye ñu mel na ngóor sos ak ñeneen ñoo xam ne si yeneen leen dégg ci yu ñaaw ñooñu ñoo am problème ñooñu ñooy tiit waaw te defe naa ne noonu ko président waxoon dana ci jóg ndax moo ca koy jiitu te ñuy saaga fii du matin au soir di ko manque de respect waaw teguñu Sénégalais yi fenn defe nañ ne ku teg sa téléphone daal taal ko am nga droit wax lu la neex liberté d'expression boobu ñuy divulguer di ko jox doole moom moo indi ku mel ne imbécile boobu ma leen won boobu ngeen gis waaw mu teg tànkam ci alxuraan naan ay Sëñ Tuubaa ko yabal ak 75 ans dellusiwaat naa ci suuf ngeen di ko déglu ba di ko partager fu nekk ba àdduna di ko gis waaw ñooy noonu Sëriñ Tuubaa ña ngay kontaan waaw ëllëg ku mel ni dana def lu mel nii def ko ci yoonu tijaan wala wu laayeen wa ña nekk ca murid di kontaan lii mooy loo xam ne warut a wéy ay gone yu juttoogul ñoom ñooy def yu ñaaw yi ndax am nañ téléphone bu mën a taxaw teg seen kanam di enregistrer di wane seen kanam di wax waaw ñii waroo leen a partager da nga leen war a identifier jox leen leçon de vie ca kaso ba man néew mën nañu rendi kenn waaw waaye nañ ko xamal fu mu juume ndax kenn xamul dafa mandi kenn xamul dafa tox kenn xamul dañ koo yabal kenn xamul dara nan la ab gone mën a yewwoo amul lu muy wax lu ñu lii te defaat na beneen vidéo boo xam ne si mi ngi commencé circuler da ngeen ko gis waaw bu gën a garaaw boobu di ci tudd moom Cheikh Ibrahima wax lii nangam mais un gosse comme ça là ñu jël ko au lieu ñu jël ko tëj ko wala jox ko leçon de vie fii nañu nekk di ko partager ustaas yi wax fii kenn ko naan alxuraan nee na lii ku ne xam nga El Hadj Malick Serigne Touba Baye Niass Baye Laay alxuraan fan lañ ko tegoon sëñ Bamba nee naa la lal ba nga xam ne si moom la ñuy wut lal bu nooy da daan jël kaamile teg ko ci kaw tëdd ca suuf ndeysaan moom kooku respecté alxuraan la du jël ay tànkam di ko teg ci alxuraan waaw duñ seetaan nga jël téere bi di ci teg sax ab big ci kaw mu koy féete kaw kooku du ko mës a nam waaw koo xam dafa daan ay noonam wax ko ci alxuraan laa leen daan waaw alxuraan tedd googu tedd ngeen gis ku juddoogul gone gu xonk coy ñëw di manque de respect képp koo xam ne gëm nga diina islam di jël tànkam boobu di ko teg naan moom mooy Sëñ Tuubaa bu dellusiwaat fii ka nga xam ne da daan jël ay kaamil bi teg ci lal dana dellusi ci àdduna gi jël ay tànkam bi teg ci àll ci kaamil boobu naan moo ma protégé moo ma làq ñii waruñu leen a déglu di leen partager sax
dañ leen war a jël condamné leen yar leen bañ delsi fan lay mujj lu ñaaw li fi benn waaye defoon fii ñu jàpp ko ci xalif ba la mujj dem fa naan tayu ma ko woon ak dugg na fii génn yu kenn xamul kenn def na ko jànguñu leçon ci loolu kii ñëw def lii am na bës bi mu soxloon waaw GCB bi nga xam ne si dafa wax ci moom rek demal xool 250 000 visualisations ñuy wax ci problème ku tekkiwul dara kii lii moo lay wax ne réseaux sociaux yeeg yëpp ay vues la ñuy xool parce que yu mel nii la ñuy jël di ko sponsoriser di ko yaatal ak yu bon yoo xam dañuy jël seen ay collègues di ko wax ci ñoom lu mel ne loolu San Diogo di wax ci Ndoye Bane waaw ay cagalogue la affaire yooyu ndax iñaan naan maa ko jàppale woon maa ko dimbale woon ci ay Walfadjri nangam San Diogo dama lay xamal la gis nga nit ki da nga ko jàppale yàlla mooy sàkk yàlla mooy wutale yaa ko boo ko jàppale bu dee dëgg la loolu nga wax yaa jàppale woon Ndoye Bane man histoire ba ma xam c'est différent waaye bu fekkee ne dëgg la sax jiitu na la raw na la waaw fa muy liggéeyee woo fa la muy am amoo ko lam yoroo ko lam doonoo ko waaw iñaan nag iñaanu doomu aadama li nga xam ne ci jullit moom lañ gën a bañ mooy xol bu ñuul moo la dal yow waaw taxaw nga fii ne Alioune Sall ba mu koy défendre daf koy jox mbuus da ko def bu pare Alioune Sall woo ko ndeysaan yow yaa ma doon défendre ci télé bi dugg na fi génn dinaa la yónnee mbuus alors yow gars yi nga taxaw sa émission bi ku ko gisul woon demal nga xool ko ñaata la fa défendre moom yow San Diogo ñooñu ñëpp dañ la jox ay mbuus lu da ngay xool mbuusi jàmbur seen ñeme yàlla gi mooy la ngeen jiiñ Alioune Sall parce que da ngay taxaw di wax loo xamut loo xam ne gëmoo ko noonu Alioune Sall tege kaamilam bi ñëwal ci sa programme bu tekkiwul dara boobu nga teg fa kaamil nga waat ne yow Alioune Sall jox na mbuus Mamadou Ndoye Bane waaw lii mooy Sénégal golo bu tëb accusé na nit tribunal amatul juge procureur kenn comptetul dara ñen ñooy compté mooy réseaux sociaux yi wala plateau télévision yi fii la ñuy jugé nit fii lañ koy tëje fii lañ koy attee yow nee nga dañ koy jox ay mbuus génnee ñu fi benn preuve nga ñëw ne mbuus bii kat Alioune Sall moom moo ko jox Mamadou Ndoye Bane voilà bu boobaa ñu gëm la waaw ni muy amee droit défendre Alioune Sall yow yaa ngi défendre ñeneen ñoo xam ne yow àndoo kam àndal Alioune Sall magam la àndal yow nga ànd ak opposition ba est-ce que yow ñu ngi leen di défendre dañ lay jox ay mbuus nit ki lii sa jukkoo bu ko attribuer ñeneen ñi bul jàpp ni li ma mel la ñëpp mel voilà booy bàkkoo fii maa ngi sant waa GCB maa ngi sant xawma Sénégal maa ngi sant li ndax partagé nañ affaire conneries yooyu nga wax ay cagalogue la Ndoye Bane dafa baax sax porte plainte la waroon def waaw woona ma cagalogue bi woona ma newul sax Ndoye Bane woona ma cagalogue bi woona ma quoi waaw mais tu es qui toi kan ngay reeloo yow nii nga bëgg a dundee ci réseaux sociaux yi nii nga bëgg a dundee ci YouTube di dund ci jàq deru doomu aadama di ko jaxase ak nit ñi di dugal ci bopp nit ñi li amul mooy seen 400 millions yi ngeen dugal ba sénégalais bu tëb booy yi kenn xalaatu ci liggéey ndax yéen ak ay sonko yi ngeen àndal taxaw nañ ne 400 000 kenn ku ne da nga ko am kii naan dana ko ëpp sénégalais bu ne tey yaakaar na ne pétrole boobu ñuy wax te dara génn gu fa dara duggagu fa ñu bëgg leen gëmloo ne kenn ku ne da nga am lii ba ñoom léegi liggéey waxatuñ ci dara yaakaar nañ ne weer bu dee kenn ku ne dañ lay yónnee 400 000 wala 500 000 mais lu tax bu ngeen wax dëgg nit ñi yow San Diogo war nga bàkku ci yow ay GCP yi nga xam ne ñi ngi war a dox ci domaine bi la ngeen xamee ña nga wàcce seen bopp ndax seen mbon ñoom it dans ce cas bañ Ndoye Bane lan la leen Mamadou Ndoye Bane def ba ngeen bañ ko nii waaw la muy def dafa neex sénégalais moo tax ñu di ko déglu waaw vidéo bu dugg dem leen xool bu dee ay visualisation ngeen di xool ay visualisation dana tripler seen ay posts loolu bu leen mettee dogalu yàlla la di leen nangu dogal bi yàlla mooy dogal waaw yow mën nga ma jàppale ëllëg ba sut la danga ca war a kontaan waaye waroo ma def sa ennemi waaw man maa jàppale kii rek dama ko war a jiitu par force toujours kooku yàlla defu ko yàlla dafa bind jaarale ko ci yow xëy na ci yow la waroon aw bu dee la nga wax dëgg la yaa ko jàppale ci ay Walfadjri yu ngeen xamul yooyu ngay wax bu dee dëgg la yàlla da ko jaarale ci yow waaye yàlla bindul fenn ne la yow yaa koy jiitu ba abadan
waaw ndax fa muy toog divan boobu suba gu nekk doo fa du yow waaw lañ koy fay ñu la ko ña koy dégluwuñ la donc nangul dogal bi yaag GCB bi nga xam ne xaw ma ban rancune lañ ko amel ña ñëw jël sa loolu bon yooyu nga wax def ko ci yàq deru sa collègue boo xam ne animateur la comme yow kooku bu dee loolu ngay bàkkoo defe naa ne Sénégal bu melee nii tey wala bu ñaaw ëllëg ñu mel na yow ak seen yu bon yi ngeen def au lieu ngeen wax lu jëriñ Sénégal mooy loolu nit ki daal amul droit défendre ku mu àndal yéen bu ngeen défendre Sonko ku ngeen àndal gratis ngeen koy def man Ndoye Bane ak keneen buñ défendre Macky Sall daf ñuy fay xaalis mais nañ Sénégalais yi àtte leen dëgg gi kon ñun dañ leen a gën a liggéey nday wala de ba ñun lu ñu wax ci défense dañuy fay dañuy jox ay mbuus yéen nag da ngeen défendre gratis yéen ñu baax ñi quoi loolu ngeen di gëmloo doomu aadama mais yéen gars yi may leen di jàmm ok yow loolu du ci jàll GCB topp leen yii lañ leen xamee woon yii lañ leen toppe xamu leen ci ñàkk fayda yi sañ doogu espèce su comédien boobu waaw kooku du muy loo sax doomu aadama laa la wax asumal di reeloo kenn ci yàq der bu fekkee ci nga bëgg a tedd lépp loo xam ne gañe nga ci xamal ne du lu dagan du loolu lew voilà di leen wax dëgg te yàlla tax àndoog Aliou Sall àndoog Macky Sall bàyyil ko ànd ak moom librement mu wax waaw man bu may déglu ay comédien ay Kouthia laay déglu ay Sanekh ay per bu xar ñooy comédien yi tekki dara di ca gañe di reeloo Sénégal yi leen dégloo mais pas baadoola bu mel ne bu tekkul dara ak sa ñaawaay bu rëy mel ne man voilà kooku nag foofu la ñuy yem ñu dellusiwaat nag ma ñëw ci benn journaliste dégg ngeen samay vidéo ci affaire pétrole bi ñoom Baba Aïdara ay Sonko yi ci bind ay livre rek ñoom ñëpp man leen bu ngeen tekki woon dara du ngeen ñëw fii war ngeen rus tax ñëw di bàkkoo ne man 7 ans ngi maa ngi wax ci pétrole bi kenn déglu moom BBC ñëw def 11 minutes ci pétrole boobu sénégalais yi déglu ko ba tey ngeen créé seen ay marche di ci marché bu ngeen rappelé woo février ci campagne bi Sonko place publique bu ne taxaw na fa ak livre am boobu di wax les mêmes choses ci pétrole bi def ay accusation yoo xam ne di ci benn preuve boo xam ne génnee na ko bañ ko woowee procureur bi lu mu def livre am boobu la yónnee ak benn note bu ndaw nit ki bu ma amee yow di la accuser am ay information ci yow damay ñëw ci ki nga xam ne mooy nday mbill ga fa mbaxana nekk benn muy procureur bi nga xam ne déjà ñoo ngi koy dénigrer parce que yaakaar nañ ne bis bu demee dafay enquête am gisul lenn ci Aliou Sall dana ñëw taxaw ne lii ñu koy jiñ dara amu ci gannaaw ñëw na waat ci alquran bi ñu gëm te bu ñu waxee alquran ñëpp tëb di défendre alquran waaye boo waatee ci alquran muy dëgg ñu ne noo du dëgg gëmu ci dara waaw te ña koy wax xamuñu sax lan lañ bind ci téere boobu ka ko juré jàng ko xam ban risque lay daw waaw man Aliou Sall bu ma amoon ay dut keroog ba mu jëlee loxo boobu en tant que musulman teg ko ci kaamil boobu waxuma muy juré bu ko xalaatee rek wóolu daa ko ci loolu ba keroog buy def preuve contraire parce que xam naa ne yabul yàlla xam na lan la tiim xam na ban téere la teg loxoom boobu di waat waaw waaye li tax ma ne leen am na ñoo xam ne jant bi boo leen ko wanee dañ koy xool ba pare ne la gisuma ko man bi ñuy def campagne yu Macky Sall dama leen tegal format boo xam ne opération jant bi laa ko tudde woon lu tax ma tudde woon ko noonu dafa am ñoo xam ne loo leen won ci Macky Sall lépp lu baax lu mu def duñ ko nangu duñ ko reconnaître da nga laan leen jant baa ngi nii ñu jàkkaarloo yow ne la gisuma ko loo ci mën mooy lii ñii koy weddi nee naa la boo jàppoon ba sell sol sa lu weex tàll jël sa kaamil dem toog ba ca kaw kaaba ga wàcc yàlla ne dañ may sosal li may sosal dara du ci dëgg boo yeewoo fi ab oustaz dana ñëw taxaw ne la non ay turu yàlla lañ war a waate lii du dëgg ndax moom dafa contre Macky Sall contre na la yow ña koy war a déglu mu war a orienté du ko def déedéet waaye jullit yi dëgg man day en tant que jullit maa yées jullit ya waaye nag loolu geste boobu mu def tax na ba fii may wax ak yéen à 200% wax naa leen il est innocent Sénégal dañu war a jàng ki nit ki fekk yóbbuñ ko fan mbaxana nekk benn juge ko dafay enquête am ne il est coupable ou il n'est pas coupable man bu boobaa laay doog a nangu waaw
waaye koo xam ne convoqué wuñ la porté wuñ la plainte ñiy wax ñëpp am koo ci porté plainte benn juge taxawul ne condamné naa ko ñu taxaw ci réseaux sociaux naan dañ ko war a yóbbu procureur bi da ko war a tëj kaso nangam mais yéen vous êtes qui bu doon nit ki buñ nee diw moo sàcc lee rek ñu jël ko dugal ci kaso ba mais que kaso Sénégal yee dana mujj kër yi la ñuy jël def ko ay kaso waaye yéen ñi koy contre yéen ñi wedd yéen ñi gëmul na ci kenn génn laa la wax muy politicien muy journaliste yu naafeq yu teggul dara yooyu na ci kenn génn def geste boobu mu def tegal kaamil bi nga teg ci sa loxo ne lii ñu ko accusé dëgg la wala na ko seen leader bi ngeen topp muy Sonko na ñëw taxaw teg kaamil boobu jullit la Aliou Sall di jullit na teg kaamil bi teg ci loxoom ne lii ma ko accusé dëgg la xaalis bi jël na ko et tout waaw bu boobaa ñu mën leen gëm waaye coow li muy bari kenn du ci teg kaamil bi doo ko dégg donc geste ba mu def ak courage dem démissionné ñii noo wax dafa na démissionné ba mu démissionné arrangé tu leen ñu ne warul démissionné Sénégal mënoo def loo xam ne dañ ci d'accord amul lañ bëgg boo ko defee ñu wax la saxaan ba te juge ba la war a juger war a def ay enquête am newul ci télé réseaux sociaux yi di mbalalale ma ngay def liggéeyam déedéet ña ngi koy dénigrer déjà di leen préparer yéen pour que ëllëg bu gisul dara ci moom ñëw fii dafa war a kàcci war a fen ne leen il est coupable loolu la ñuy fexe waaw le procureur neen leen ku ci am ay preuve indil ma ko mais kenn yóbbu ko ñu ne noo warul woon def loolu pourquoi pas man mi mënoon naa am ay preuve procureur ba xaw ma mais bu nee naa indi ay preuve bu mu ko yoree man damay dem ne ko monsieur le procureur man lii mooy samay preuve yow boo ko yoree def ko Sonko bi seen leader di leen génne ci mbedd yi bind fi livre 7 ans kenn faalewul livre am campagne na ci kenn faalewul ko wax les mêmes choses ñëw na génnewul benn preuve amul benn preuve bu mu yóbbul procureur boobu bu ko yoree na ko dem foofu la mbaxana nekk benn du ci ay plateau télévision du ci ay réseaux sociaux ay site internet ci la ñuy juger doomu aadama yéen a ngi am bàkkaar yoo xam ne si xamu leen fu ngeen ko jëmee waaw képp ku ci yëkkati sa loxo na teg kaamil xet ne lii mu jiñ Aliou Sall dëgg la kenn du ko def ci yéen moo tax ngeen nekk ay naafeq li ngeen bëgg a dégg daal mooy il est coupable waaw sàcc la dugg na fi gën yéen a ko décident waaw ña bëggul liggéey bëggu ñoo sonn di xalaat 400 millions dugal seen poche yéen a toute ambition amul leen lu ngeen di xalaat lu 400 000 francs yu leen jox 400 000 boo demee dañ ciy noos ñetti semaine mu jeex waaw 400 000 ngeen di xeex dem leen ngeen liggéey moo gën waaw pétrole boobu ñu leen di wax bis bu génnee xëy na daañu leen wàññil hôpital ba loo fay fay essence ba loo fay fay waaye buñ leen di gëmloo kenn ku ne daañu ñëw sa kër gi la fëgg la jox ay 400 000 xam nga ne ñooñu war ngeen xoolaat ñooy ñan waaw manipulateur yooyu nañ génne seen ay preuve bu dee yor nañ ko ci Macky Sall amul seen jot tey jii may wax ak yéen muy vendredi Macky Sall ma ngi ci G20 ba te Chine voilà ponkal ya da ngeen xool coveru sama vidéo bi moom laa koy def ñan la taxawal Donald Trump ba ñuy wax Poutine Merkel Conte di premier ministre Italie bi ñoom ñoo taxaw ci photo boobu ñoom ñoo fa nekk voilà kii amul seen jot bojo yi taxaw naan ay vendredi bu ne dañuy def marche ak dañuy dugg na fi génn ci marche boobu ma ciy tourné di ci remercier groupe bi nga xam ne si mooy mouvement bi nga xam ne mooy sàmm suñu réew lañ tudd gis naa di wax moom mbéy sa liggéey rafet na voilà di leen jox voix ñoom ñuy dégg naa ne tey seen conférence de presse bi ñu def c'est des jeunes ñoom ñëpp pour wax la ne ñee bu ñu yaakaar ne jeune Sénégal ay Sonko lañ àndal ñoom ñëpp waxuñu dëgg tey waxuñu ko suba waaw Sonko bu ñëwee nee naa la buy voyager sax Air Sénégal du ko jël Air France lay jël ndax iñaan moom iñaan Sonko mooy kii accuse Macky Sall naan ko dafa jël rakkam teg ko ci gouvernement bi Sonko mooy koo xam ne Casamance gee dem leen sëram moom moo géré lépp loo xam mooy Pastef ak ay nijaayam ak ay cousin ak ñépp la jël teg ci biir kii mooy kuy digle cangaay te xamul nu ñuy sangoo voilà lii ma leen wax dem leen ngeen vérifier ko dara man du ma leen wax lu dul dëgg voilà ñu bari ñu ngay démissionné ca parti boobu ndax ay famille yu mu jël dugal leen te jiital leen ci parti boobu te ñëw di xas Macky Sall ci benn rôle boo xam ne Aliou Sall ba mu koy doon Macky Sall mu ngi ci opposition ba Aliou Sall ku ko jëkk a fal mooy son excellence le président Abdoulaye Wade ak doomam waaw Franck Timis bi ak jëpp bu ñu xamee tey Aliou Sall du Macky Sall moo leen ko présenté waaye naafeq yi duñu leen ko wax
liñ bëgg a dégg 400 000 kenn ku ne di tëb jeunesse bi dem leen ngeen jéem a liggéey topp le président mu jox leen job wutal leen liggéey ngeen topp ko moo gën ces promesses de ces faux types là di leen wax na ngeen dem rey seen bopp fee te marche buy ñëw ay 4x4 la ñuy teg ay garde de corps ci biir mbir mi na ñang ñu seq leen dugal ci biir yéen la fa seen doom di dee seen nijaay seen bàjjan ak seeni doom bu ñàngee Sonko Barthélémy Dias boobu nga xam ne tekkiwul dara moom yu mel nii rek lay ñëw di profito seen 4x4 la ñuy dugg ak seen ay garde de corps ñu yóbbu leen bu ñuy yóbbu hôpital wala police yéen ñooñu la ñuy yóbbu kon nag na ngeen yeew mouvement bi nga xam ne mooy sàmm suñu réew dañ nekk ay jeunes yoo xam ne si disons de l'autre côté waaw wan leen ne yéen bu ngeen bëggee taxaw ne yéen ay jeunesse Sénégal yéen ñëpp song ngeen àngal ay kàcc la voilà donc sama gars yi na ngeen góorgóorlu ci li ngeen def lenn rek laa d'accord ci li ngeen wax te bëgguma ngeen topp leen ci loolu ndax loolu lañ bëgg bu ngeen demee def marche yoo xam da ngeen daje ak ñee nga xam ne ñoo ñëw yor seen i paak ak seen i jaas yi xam nga ku yor ay paak ak i jaas ki yàq kooku bu jëlee ne marche pacifique lay def xam nga ne ay sóob la ñooñu lañ bëgg mooy problème am nit faatu fi wala nit gaañu fi ñu jël problème bi teg ko ci Macky Sall ne gis nga Macky Sall réew mi ni mu ko yoree te xamu ñooy provoqué loolu voilà jéem nañ ci Macky Sall mënuñu ci dara donc technique la bu ñuy utiliser te bu ñu leen provoqué ba yéen ngeen ñëw dajeek ñoom bu ca bakkan rotee Macky Sall la ñuy wax donc yéen def leen seen marche pacifique de l'autre côté ngeen won sénégalais que ni ñii compté wuñ dara ay ball puyde yu tekkul dara yu manipuler lañ yu ay sonkook ay gars yu manipuler ndax opposition ba léegi sonko kese la Idriss Seck gis leen ko mu génn def ces conneries là déedéet parce que ba ngay xaar sonko ca parti ba sonko mooy lakk ay loxoy boppam ci Sénégal boobu ndax yii muy utiliser defoon na ko ca campagne ba teewul Macky Sall dër ko à 58%. donc bu dee dafa nekk ba élection jàll mu ñëw di campagne ak commencé ko jëmale 2024 jëmul fenn yéen def leen seen marche bu leen répondre ces provocations loolu mooy sama conseil bu leen may liñ bëgg parce que liñ bëgg mooy bakkan faatu vendredi bi def nañ seen marche faalewuñ leen yëguluñ leen kenn ku ne yollee ko nga ñibbi sa kër jeex na yéen wan leen sénégalais gi ne la jeunesse du ñii du ball puyde yi ay rappeurs yu tekk ay yaana maar c'est corrompu la taxaw fële gis ngeen keroog Fou Malade ma nga ca télé Youssou Ndour bi ngeen di xas toujours waaw Youssou di ko fay ci ñaqam te àndul ak moom waaw booy bi ma leen bëgg a wax ma nga ca télé Youssou Ndour waaw muy Pape Djibril Fall dinaa ko moom dama koy conseiller parce que booy bu ma estimé la quoi voilà bu ma Ndour ma ngi bokk ak Youssou Ndour bokkul ak àndul ak Macky Sall waaw ay Charles ànduñoo ak Macky Sall te Youssou Ndour leen di leen jox seen salaire weer bu dee yéen baadoole yi bu ngeen taxaw fii naan télévision TFM ku fa taxaw nangam lu wax ci Macky Sall nga wax Youssou Ndour mooy décider programme wala moo koy def Youssou Ndour danaa jël man ku ma àndal bu ko neexoon dafa naan sama télé ku fiy ñëw da ngay wax lu baax ci Macky Sall sinon du ma la fay mais defu ko day toog ci télé bi déglu ñuy wax lu ko naqari ca kam àndal da naan pat waxu ci dara te bu weer dee mu jox leen seen salaire bu ngeen naafequl leen wax loolu waaw mais Y'en a marre Fou Malade gis ngeen ko defoon na publicitaire bi sax ci kan la pro Macky waaw bërki dem gis ngeen ko Géejawaay Aliou Sall nga toog ma ngi koy remercier naan tey sànni mu lay xeer kooku mooy ces faux types là waaw ñooy rappeurs yoo xam ñooy ñëw naan ñoo leen di jàngal quoi dunya nan la demee na lañ war a defe seen présence te bu Sonko taxawee moo koy téyel micro yi buy wax yéen ay baadoolo yu tekkiwul dara may leen ñu jàmm voilà Pape Djibril laa doon wax booy conseil grand frère petit frère da nga nekk journaliste boo xam ne li ma doon attaqué journaliste yi nga xam ne tey bu ñu demee ba BBC ñëw fii di wax ci 11 minutes loo xam ne sénégalais yi dégg nañ ci am ñoo xam ne gëm nañ loolu ndax ni ko ay Sonko ay gaayam amplifié Sonko ma nga àndal xam na ñett yo pro Sonko waaw mais booy da nga nekk journaliste boo xam tu es jeune brillant pertinent ñi nekk ci opposition ba ñi nekk ci pouvoir ba am estime ci yow booy Pape Djibril Fall yow lay waxal voilà bul fexe nag ba lu mel ne Sonko wala affaire yooyu ndax phénomène yi tax nga dugg ci journaliste yu mel ne ay Pape Alé Niang ñooñu nga xam des vendus là ndax sit bu ko Sonko may wala affaire yooyu bu dee yooyu nga bëgg booy wax ko ñu xam ne ci classe journaliste yooyu nga bokk ñu classé la fële
ñee dañ leen a tegoon ne côté ne yàq bu naqari xam nga ña ànd ak Sonko ña ànd ak ñenn ña ànd ak ñoom di leen seetaan mais nit ñi objectif di nangu dëgg faale wuñ ay Pape Alé Niang ay Ahmed Aïdara voilà koo xam ne bëgg a nekk maire Guédiawaye di solliciter que ne Aliou Sall na démissionné booy journaliste nga ñoom ñu ay journaliste Aliou Sall di journaliste comme yéen ñii voilà donc nit ki buy tax intérêt xam nga kooku du journaliste bu objectif bu ñuy déglu yow nag dañ lay déglu ñëpp man amul benn affaire fu ñu la invité muy site bu mën a doon fu ma gisee Pape Djibril seetaan naa la technologie jusqu'à la fin fan la respecté la naw sa xalaat naw sa xel naw sa leer ci li ngay wax waaw waaye nag bu ma toogee dégg info réew mi def naa info réew mi la bu ma juumul invité la dinaa leen tegal sax li nga xam moo ko wax parce que Xaadim du fen quoi ma bëgg nga dégg lii nga corriger ko bu dee mën a nekk voilà dama dégg femme bi laaj la ne la est-ce que ñoom defuñu lii pour atteindre le président nga ne ko non président sénégalais yi ñoom ñoo ko jox victoire bi ñëpp nangu ko yi yaa ko wax gars yi déglu leen lii booy bi moo wax lii après ma ñëw. ñu jàpp ni par exemple lii ñuy def Aliou maanaam coow li ñu nga xamante ne jëmale nañ ko ci son frère di Aliou Sall dañu jàpp ni carrément que ni ils veulent atteindre le président. loolu bu ko kenn wax xam nga loolu man spéculation laa ko jàppee président de la république dañ ko falaat sénégalais yi ñoo ko renouveler seen bàyyil ñëpp nangu ko gars yi ne ko demaatal pour juróomi at. voilà xam nga lii Xaadim koy inventé wu ko te yow bu dee sa aqulaay taala moo tax ngay wax Pape Djibril Fall xam nga ne Sonko mi nga àndal Idrissa Seck ki jël Macky jël P et di jël 2 Sonko jël 3 quatrième ba di waa Pire cinquième ba di l'autre là borom xadar ji waaw est-ce que yow mën nga taxaw fii nga won ñu benn vidéo wala nga wax ñu foo xam ne Sonko nangu na Idrissa Seck nangu ne Macky Sall il a gagné les élections da nga ne d'accord nañ Sénégal yépp d'accord ci nga wax du dëgg waxoo dëgg tey waxoo ko suba waaw safaan ba nga wax waaw Sonko d'accordu ca Idi d'accordu ca ñeneen ñi ci opposition bi kenn d'accordu ci amu ci kenn ku yëkk téléphone wala mu ñëw ci benn réseaux sociaux yi ñuy utiliser féliciter le président de la république amul bi mu leen woowee ci waxtaan dañoo lànk nangu ñoo dem parce que reconnaître ñu victoire bu Macky Sall ba tey te ñoom ñooy leader kon nag booy boo bañee yàq sa carrière boo bëggee nit ñi continuer la gëm di wax dëgg gi fa mu nekk lu neex ak lu naqari faral Sonko bu mu tax nga ñëw di ñu gëmloo ko ne Sénégal yëpp d'accord nañ ci victoire Macky Sall donc moom moo war a gouverner c'est pas vrai Sonko d'accordu ca Idi d'accordu ca leader yooyu yëpp kenn d'accordu ca ña ca opposition ba kenn taxawu ci ne leen président félicitation gagné nga réew maa ngoog 5 ans la comme ni nga ko waxee dara amu ci. yii nag boo bëggee nit ñi weddi la teg la ci journaliste yu mel ne ay Baba Aïdara ak ay Ahmed Aïdara yoo nga xam ne daañu wax fi 5 ans dañuy xaar tubaab ba wax ñu ko ca France wala ca Angleterre ñu doog a dugg di ko gëm yow yaa waroon nekk génération bi nga xam ne boo ñëwee wax dana mel ne BBC bu wax dana mel ne RFI bu wax dana mel ne TV5 bu wax loolu nag yaa ko mën a liggéey politiciens yi buñ la jënd buñ la taxa wax loo xam du dëgg tey jii forcé nga li nga wax dara amu ci te xam nga ko voilà sénégalais yi la déglu xam nañ loolu passage boobu nga def ñëpp noté nañ ko te faux pas nag booy di ko moytu quoi conseil la waaw bàyyil yow da nga nekk koo xam ne opposition pouvoir ñëpp dañ la respecté quoi ñëpp jox la cër waaw nday ji ne Sénégal bu sañoon dana jur doom ju mel na yow kon nag Pape Djibril Fall xoolaatal sa bopp waaw bu dëgg jotee wax ko muy Sonko muy Ablaye Wade ak muy Macky Sall ku mën a doon waaw waaye fee laa féete ci Sonko rek danaa jéem a fexe ba di attaquer Macky Sall de gauche à droite lépp lu mu tabax nga xëpp ca suuf loolu boo koy def daañ la classé comme journaliste yële kooku nag mooy li ma bëggoon di la wax conseil nag laa la jox classe yu ma mooy classe nit ki moom damay dal ci kaw mag doole waaw dama la estimer am fu ma la teg sénégalais yi am fu ñu la teg voilà man bu ma gisee laa ne booy bii futuram dana nice quoi kii mais nii nga ko bëgg a commencer dugal
booy yaa ngi yàq sa chemin quoi buñ jógee ci loolu nag moom di leen sant rek di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci fan yi incha allah di leen tegal rek lii nga xam ne Youssou Ndour dafa am fu ko waye woon parce que moom laa bëgg a tëjee ak yéen quoi voilà le prophète Youssou sax laa koy waxee parce que kii prophétie la quoi loo xam da ko woyoon bu yàgg muy lu am tey waaw nee na nit ki bu lay wut jéem jotu la dana jéem a xool kan nga gën a jege mu jaare fa ngir yàqal la mooy li nga xam ne si mooy dal Aliou Sall mi ci Macky Sall Macky moom lañ soxla loolu journaliste bi laaj booy bi Pape Djibril Pape Djibril weddi ko ba ne Sénégal yépp ñoo ko nangul lii Youssou Ndour da ko woyoon te muy dëgg wér peñ kum neex ak kum naqari ñu bañ Youssou Ndour ak ñeneen seen xool dagg yéen a xam koke gi yéeg ba ca kaw rek xool nooy def am na ñoo xam ne lépp lu ñuy wax lii actualité yi boo demee lu ne mën nañ la génne woy Youssou Ndour boo xam ne woyoon na ko wala Thione Seck woy ko voilà mais yooyu yëpp dafa doon sotti suñu ay moyen mais tey lañ koy doo gis nag quoi voilà na ngeen déglu passage bi lii benn 30 secondes kese la ngeen déglu phrase boobu ngeen xool importance bi ngeen teg ko ci tey voilà mooy wët nañ Macky Sall ba mënuñu koo jot ci Aliou Sall lay jaar pour àgg ci moom kooku moom yéen na fekk yi sax xam ngeen ne mbir mi noonu la demee ne kii bu santoon Guèye wala mu sant Diop wala mu sant Fall noonu ko booy bi waxee ci interview boobu na leen ko seetaan am na scandale yu fi amoon réyul woon parce que kii li mu nekk frère président bi moo tax kon nag gars yi di leen tàggu di leen wax ngeen benn chaîne bi Khadim Gueye TV numéro WhatsApp bi moo ngi nii woote leen yónnee leen seen message dañ ko dégg maa ngi leen tàggu fii ak lii Youssou loo wax sama gars yi nañ ko dégg ba ci fan yi Youssou Ndour loo wax